jërë ngeen jëf mbokk yi safoo télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës sañu dama ko jukki dina bokk ci accident bu mitti wi nga xam ne nag moom moo dal ci kaw Moustapha Guirassy ci ndaamaram ginnaaw bi mu àndeek ki nga xam ne nag moom moo di chauffeur am accident boobee mi ngi am ci lu tollook ñetti kilomètres jalu koto ca diggante Tambacounda ak itam Kédougou jamono yi nag ñu nga ñu yóbbu ca hôpital bu Tambacounda ndax itam gaañu yu mitti ya nga xam ne am nañu ko xàll wi oto yi niñ ciy dawee tax na itam daañu amal ab taxaw seetlu ci accident yi nga xam ne nag bés bu yàlla sàkk ñu koy nemmeeku fi ci réew bu Sénégal daañu dalal Moussa Diop moom mooy président bu association des vulcanisateurs du Sénégal xibaar yi nag daañu jukkee ci accident yi lan moo ko waral ndax xàll wi lañ war a rek jubbantiwaat wala bokk ñi nga xam ne ñoom ñoo di dawalkatu ndaamaar yi seen doxalin lañ war a xoolaat lu mu ci mënti doon di ngeen am tontu li ci jotaayu yile xibaar daañu wax itam ci Covid 19 tolluwaayam ci mim réew jàppale ne ni ki démb lu tollook ñetti doomi aadama toftalu nañ ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot a dëddu fanweer ak juróom-ñett ci ay cas positif la ñu am ci yëre jotaay xibaar yi tam mbokk yi daañu leen xamleeg quartier bu ñu naan Diorga Montagne xam ngeen ne ca diwaan bu Tëngéej Nord la nekk lu ni mel itam ñu ngi ko sanje ci atum l'an 2000 ba suñu jon yàllaay tey limuk doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo fa yeewa bés bu yàlla sàkk muy gën di bari teewul ñoom ci seen bopp di wéy di dund ak jafe-jafe bokk na ci ñàkkum ndox ak yeneen yi ni xeetoo léegi-léegi dañ ko càmbar mbokk yi ginnaaw bàkk bi ma faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média xibaar ñu doore ko na nga xam ne nag noonee la ñu ko junjee woon bokk na ci accident bu métti wi nga xam ne nag moom moo dal ci kaw Moustapha Guirassy ginnaaw ba mu àndee ki nga xam ne moom moo di chauffeur am fu tolloog ñetti kilomètres bu jalu koto xam ngeen ne ma nga nekk ca diggante Tamba ak itam Kédougou jamono yi nag ñoo nga ñuy yebal ca hôpital bu Tambacounda ndax itam gaañu yi nga xam ne nag daal dinañ koy am ci loolee itam ñu dem ca woowule diwaan fekk fa suñu ndaw la nga xam ne moom moo fa teewal télévision Futur Média Moussa Omar Gueye bu fekkee mi ngi ci bu mu jokkoo bi mu daal di ñuy wax xibaar ya tukkee ci boobule accident gis ngeen ko ndaamar bi noonu moom Moussa Omar Gueye bu fekkee mi ngi ci bu mu jokkoo bi Moussa maa ngi lay nuyu Moussa Omar Gueye bu fekkee mi ngi ci bu mu jokkoo bi ñu daal di koy dalal waxtaan ak moom ci accident bi nga xam ne nag moom moo dal ci kaw Moustapha Guirassy ginnaaw ba mu àndeek chauffeur am fu tollook ñetti kilomètres ca Dialokoto xam ngeen ne ma nga nekk diggante Kédougou ak itam Tambacounda daañ ci dikk ak nga xam ne nag moom moo di Moussa Omar Gueye jamono yi nag jàpp leen ne ñoom ñu nga ca hôpital bu Tambacounda ngir rek ñu ñeel li nga xam ne moom moo di wàllu paj mi ndax itam dañoo ami gaañu Moussa Omar Gueye bu fekkee mi ngi ci bu mu jokkoo bi Moussa maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. lan lañ mën a jàpp ci xibaar yu mujj ci accident bi nga xam ne moom moo fa am. accident wu député Moustapha Mbaba Guirassy ak chauffeur am ci jamono ji xel mën naa dal ci Moustapha Mbaba Guirassy moom mi nga xam ni teg nañ ko ay gët gis nañ ko ñu teg ko ci benn fauteuil roulant diggante fi nga xam ni moom mooy bloc opératoire bi ak ñu yóbbu ko fi nga xam ne foofu lañ ko waroon defal benn scanner gannaaw bi nga xam daal liggéey yi tàmbale nañ ko def ngir toppatoo wér-gi-yaramu ki nga xam ni moom mooy député Moustapha Mbaba Guirassy waaye Moustapha Mbaba Guirassy ci boppam tey jii wér-gi-yaramu chauffeur am nekk li nga xam ni moo ko gën a ub boppam ndax ci jamono ji chauffeur bi dañ ni moom moo nekk ci situation bu gën a compliqué waaye nag lu ñu jàpp mooy accident bi mi ngi am ci dëkk bu ñu naan Jonkunda digganteem ak Tambacounda war na toll ci juróom-ñaar ci kilomètre ci yoon bi jëm Kédougou Moustapha Mbaba Guirassy da doon dem Kédougou waaye nag bi mu rombee Dialokoto ci nag la oto bi daal di def benn dérapage après oto bi daal di mbëkk beneen oto boo xam ne dafa taxawoon foofu jàngat bi mooy bii dafay nekk énième accident boo xam ne dañ koy gis ci circulation bi rawatina diggante Tambacounda ak Kédougou boobu yàggul dara ñi nga xam ni ñoom ñooy légion gendarmerie daal di nag tàmbali benn opération spéciale ngir renforcer lépp lu jëm ci wàllu sécurité routière bi nag ngir gën ko mën a ñoŋal danañu xool lépp lu jëm ci wàllu stationnement gros porteurs yi ci tali bi danañu wax lépp lu jëm ci wàllu excès de vitesse yi waaye itam tey danañu wax nit ñi naka la ñu war a doxalee rawatina ci yenn dëkk yi nga xam ne miinuñu bu ñu ñëw ci virage yi ñu daal di def ndànk ndaxte kat lii nii dafa nekk beneen accident boo xam ne dooleeku na fi ci yeneen yoo xam ne lim nañ ko ci at bi ak liggéey fii.
jërëjëf Moussa Omar Gueye ñu sant ko gërëm ko mbokk yi xam ngeen ne accident yi tax na itam daañu defal ab taxaw seetlu bu yaa dalal suñu gan wax naa leen ne Moussa Diop lay wuyoo moom mooy njiit bu association des vulgarisateurs du Sénégal maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay. maa ngi leen di nuyu bu baax di leen sant. di leen gërëm aussi te dalal bi ngeen ma dalal fii tey. ma tudd Moussa Diop. nekk le président des vulgarisateurs du Sénégal. jërëjëf Moussa ñu gis ne accident yi bés bu yàlla sàkk day gën a bëri fii ci réew bu Sénégal. lan nga jàpp ne moom moo waral mbir mu ni mel. ok li ma jàpp mooy lu ñu bëri jàpp rek. parce que tey jàpp naa ne ñu bëri tey ñu ngi naan bu accident amee rek pneu ko waral. te nag yàlla def ba ñun ñu nekk kuréel bi nga xamante ne ñun ñoo dajaloo pour nekk le regroupement des vulgarisateurs du Sénégal. donc nag jàpp naa ne ku ne vulgarisateur ne technicien. ma jàpp ne aussi xëy na ñu bëri ñu ngi naan pneu yi am na lu ñu ci def certes. mais am na yeneen yoo xam ne aussi mu ngi ci parce que nag chauffeurs yi aussi war nañu mën a wax ak ñoom ci seen dawalin. mais ci seen comportement mais aussi ci seen qualité pneu yi ñu dawal. ci qualité pneu yi ñu dawal ci parce que ci loolu la mën a wax. ndax ñëpp tey dañuy jàpp ne xëy na ñun ñi nga xam ne ñun ñoo defar pneu yi tey bu oto amee problème rek ci pneu rek ñun la. te ils ont raison mais aussi ñoom ñu nangu nag itam ñu xelal leen parce que pneu. yaakaar naa ne mooy la nga xam ne tey ci oto. leneen balaa signalé panne moom moo njëkk a signalé wu ba pare. te pneu wax naa ko un jour fii sax laa ko waxoon à la TFM. ma ne leen oto tey pneu nu ñu koy xoolee maanaam nu muy xoolee nit ka nga xam ne dafa yëg dara ci yaramam noonu ñu war a loolu noonu la ñu war a xoolee pneu. parce que pneu nag bu demee ba jeex. pneu bu demee ba am problème te technicien bi nga xamante ne mooy vulgarisateur bi wax na la te xëy na yow dégluwoo ko. wala xëy na yow amana gëmoo ko mun na indi yeneen jëy ma jàpp ne aussi boo leen seetloo accident yi fu ñu gën a bëree mooy côté nord bi yoonu Kaolack bi. yoonu Fatick gànnaar bi. jak Tamba. donc loolu tey jàpp naa ne ku am seetlu rek war nga mën a xam ne affaire yi foofu la gën a bëree. te lu ko sabab moom jàpp naa ne ku ci bàyyi xel rek war nga mën a xam lan la tàngaayu Sénégal defe naa foofu la ba pare aussi trajet fu mu gën a guddee foofu la donc nit ñi aussi il faut ñu fexe. ba kuy dem ci côté yooyu même sax ak feneen nga am pneu yu baax mais surtout aussi fexe ba bagage yu baax pneu yu baax yi nga xam ne dañu koy jaay fi Sénégal di ko jaay pratiquement Dakar ñu fexe ba di ko yóbbu ci région yi te loolu doole moo ko mën. parce que aussi boo xoolee oto yi xew léegi maanaam pneu yu ñuy monté pour nga am ko rek par exemple boo ñëwul Dakar doo ko mën a am léegi nag su fekkee pneu yu baax yi Dakar lañ jaayee. yow ngay dem ci région yi dem ay côté Kédougou nga dem ba ci àll bi sa oto bi am problème. te doo fa mun a am pneu bu baax boo xam ne mooy pneu de qualité lay doon. bu boobaa yaakaar naa ne aussi loolu problème. pneu yi itam mu mel ni war nañ di ko changer rawatina bu ñu duggee ci li nga xam ne moom moo di nawet ak noor. saa su nekk war nañ mën a amal ay coppite mu mel ni ci wàllu pneu yi. très bien surtout jamono ji ñu toll. ku xam oto xam ne bu nawet ñëwee pneu bu doon daw ci noor ba jeex bu nawet di jëwee da nga ko war a changer. léegi rek maa ngi masawu accident bi nga xam ne moo am mooy Mamadou Guirassy. parce que affaire dérapage laa ci jàpp. moom sax laa ci dëgg d'ailleurs te dérapage boobu pare bu jeex moo koy def. donc pneu boo xam ne dafa nekk en état boo freiné ci tali bi mun a téye ci tali pour mun a taxaw. du dérapé wu. donc tout le temps pneu boo xam ne dafa usé ba jeex. moom ngay freiné ci oto bi. au lieu oto bi taxaw ci benn place mais il faut que mu dem côté ba jëy am ci. donc nit ñi nañ jàpp ne noo mënta def oto bu nawet ñëw ñëpp dañu war a dem changer seen pneu yi. te aussi ñu déglu vulgarisateurs yi parce que ñoom ñooy techniciens yi parce que tey da ngay ñëw tey nit gaare otoom ne la xoolal ma équilibrage pneu yi ndax air bi tolloon na wala tolluwut parce que oto bi day xëcc. oto yooyu nag léegi nag boo sukkee di ci def air léeg-léeg nga gis pneu boo xam ne baaxut mais boo ko nee pneu bii de vraiment am na problème te tey nga changé woon ko moo gën day daal di jàpp ne moom xëy na yow daal xaalis nga bëgg waaye li nga wax daal du noonu. te loolu il faut ñu bàyyi ko xel parce que nit ki boo feebaree. mais pneu am na ci ñoo xamante ni seen xam-xam ci la màcc ci wàllu pneu. ci la màcc man sax léeg-léeg man dama koy wax man dama jàpp ne tey état bi aussi loolu war na ko mën a bàyyi xel nu ñu def ba nit ki taxaw ci tali bi. fexe ba oto ñëwee moom mu xool ba xam kayit yi ndax manqué nañu wala manqué wuñ. jàpp naa ne itam foo ko taxaw war na am beneen technicien boo xam ne aussi moo xool pneu yi pneu bu baaxul ñu arrêté ko. ñu bind la nekk. lu mooy vulgarisateur yi. mais bien sûr. lan moo tax tey état bu mënuloon def de telle sorte que technicien mooy vulgarisateur. fexe ba nu ñu amee poste. di vérifier kayitu oto yi vérifier lépp mais itam ñun defarkatu pneu yi mu am fa ay techniciens yoo xam ne tey
par exemple boo fi jógee nga naan da ngay dem Kaolack boo demee ba Mbour kay nu muy taxawee di xool kayit yi yow itam nga taxawee noonu ba xool pneu ya ndax am nañu problème wala amuñu problème. loolu bu doon am jàpp naa ne yëf yi dina wàññeeku bu baax a baax a baax a baax. même rayon yi nga xam ne dañ koy faral di gis ci pneu yi dafa xaw a wuute ñu ngi koy wane noonu ci li nga xam ne moom moo di image yi waaye mel ni jar na askan wi bàyyi ci xel. ci lu ni mel parce que par exemple bu fekkee nawet bi jot na. lu ni mel am na yu yoo xamante ni day filtrer li nga xam ne moom moo di ndox mi moytul la ay jéye ci pneu yi. exactement loolu da ci am solo. maanaam pneu maanaam dessin bi ñu def ci kaw pneu bi dessin yi ñuy def ci kaw pneu yi surtout ci kanam oto bi loolu da ci am solo. parce que am na pneu mais ñu bëri duñ ci bàyyi xel. dañ ci war a bàyyi xel nag. parce que pneu tey non seulement ñaari dimension yu ñu war a monter ci kanam. dañoo war a tolloo mais aussi maanaam bind pneu bi rayures yi dafa war a tolloo. te loolu nag aussi pour nga am ko il faut maanaam ngay jëndandoo par ñaari pneu wala nga jëndandoo par 4 mais boo jëndee benn pour nga am boo xam ne mun na méngoo ko bële du yomb mais itam mun nga am boo xam ne par exemple bu nekkee 4 traits bi aussi mun na ñëw nekk 4 traits même su fekkee aussi bokkuñu même marque ba aussi su fekkee dafa nekk pneu flèche nga fexe itam boobu nekk ci beneen côté ba nekk pneu flèche loolu mooy gën a tax ba kanam oto bi stable boo freiné oto bi mun a taxaw te du dem gauche te du dem droite. loolu aussi il faut nit ñi bàyyi ko xel mais su fekkee pneu mu nekk ci côté bële dafa nekk pneu boo xam ne dafa nekk 4 wala mu nekk 3 traits beneen côté ba nekk flèche maanaam mu am sens de rotation bu mu war a dawee nga monte ko ci beneen côté ba bu boobaa boo freiné rek oto bi mun na dem te am na pneu yu war a nekk ci jàmm am na pneu yu war a nekk ci ginnaaw itam est-ce que loolu itam ñu ngi koy bàyyi xel. loolu dañ ko war a bàyyi xel ba pare aussi par exemple oto tey boo ko jëlee nga monté ci 4 pneu yoo xam ne da nga ko monté ci benn fan kaaraange bi bokk na nga jàpp jour bi nga monté pneu yi am na moment boo xam ne boo ko dawee nga war a jëlaat pneu kanam yi indi ko ci arrière bi parce que pneu kanam tout le temps moo njëkk a jeex ndax oto su fekkee dafay dawee traction avant wala mu dawee traction arrière bu mu mënta doon sax même diisaayu moteur bi kese rek ak braquage bi ngay def ak yooyu ak freinage yi moo tax pneu avant tout le temps moo njëkk a jeex boo ko dawalee ba au certain moment nga dindi pneu yu nekk ci avant bi jël pneu yu nekk ci avant yi indi ko ci arrière bi jël arrière yi indi ko ci avant bi boo dawaa ci ba au certain moment nga dindi waat carte yépp monté waat yeneen pneu yu bees jàpp na ne loolu daal bu ñu ko doon def xëy na jéey yi dinañu wàññeeku bu baax. par kañ lañu war a changer ay pneu yi ban période ak ban période lañ ko war di changer. loolu ça dépend parce que xam nga dafa am lu ñuy wax été am lu ñuy wax hiver. am na pneu yoo xam ne bu yëf yi setee mun nga ko monter du am problème. mais nag période tàngaay wi période nawet am na pneu yoo xam ne boo ko monter ci seddaay bi. dem ba ci nawet ba te changé woo ko. bu boobaa problème mun na ci am. problème bu Sénégal nag loolu la nit ñi dañuy monter pneu dawal ko ba noor ba jeex. au lieu ñu changé ko duñ ko changé dañ ko dawalaat ba ci nawet bi jeex te loolu nag boo ko defee moom jàpp naa ne mooy indi pneu bu toj. pneu bu éclaté. foofu yi daal di fax lu ne daal di dem feneen nga ne pneu yu moo waaj a jaayoon baaxut fekk yow diire bu ñu la jox pour nga dawal ko loola da nga ko dépassé. kuréel bi nga xam ne moom moo ëmb vulgarisateurs yi ci Sénégal lan mooy seen doxalin bi nga xam ne amal ngeen ko ci accident yi ngi nemmeeku ci réew mi. li ñu doxalin mooy de passage maa ngi nuyu benn waay boo xam ne mu ngi tudd Bamba. BT oto nga xam ne moom dafa nekk koo xam ne tey mu ngi saytu tey lépp lu dem ci wàllu oto. te yore benn association bu tudd UNAPAS. Union nationale des professionnels de l'automobile donc kooka tey fexe na ba ñu jàppalante ba moom muy fexe bay dem bitim réew dañu tàggale ay pneu yu baax yoo nga xamante ne buñ ko indee tas ko ci vulgarisateurs yi ak defar ko topp fu mun ta nekk rek kaaraange mun naa am mais loolu doyut parce que kooku privé la tey jàppoon nañu tey gouvernement Sénégal waroon nañu mën a dimbale fexe ba ñun ñi nga xam ne ñooy techniciens yi demal suñu bopp xam fu yëf yu baax yi ne ñu indi ko fu defarkatu pneu Sénégal fu nekk Sénégal ñu jox la ay bagages yu baax. est-ce que am ngeen ay représentants ci gox-goxaan yi nekk ci réew mi. ci loolu région bu nekk am ngeen ay représentants. ci loolu la ñu nekk ñu ngi ciy liggéey bu jéggi day wax dëgg fa yàlla nañu fexe tey. ba région bu nekk Sénégal ñu fexe ba defarkatu pneu yu fa ne ñu fexe dajale leen waxtaan ak ñoom fexe ba ñu am bagage yu baax. ñun itam ñu nekk ci kaw ñu fexe ba bagage yu baax yi fu ñu nekk ñu fexe ba di ko jël di leen ko jox. est-ce que yéen itam di faral di ñaax askan wi lu ci mel ni ay sensibilisation yeneen yu ñuy xeetoo yéen a ngi koy faral di def. exactement loolu xam nga moyen moo fi nekkut waaye xam-xam baa ngi fi pas-pas baa ngi fi bëgg baa ngi fi. tey jàpp naa ne tey nit ñi fu ñu toog di wax affaire sécurité routière nit ñi fu ñu toog man damaa jàpp ne tey pour nit ñi xam exactement njëriñu pneu ak pneu jëy yi mu mën a indi il faut ñu di ko def ci mbedd mi mais aussi di ko def ci ña nga xamante ne tey ñoom ñoo liggéey pneu par exemple tey état bi waroon na mun a jàppale non seulement ñu am bagage yi ma la wax mun ko indi tas ko ci gars yi mais ñu dañuy jàppale aussi ñu def sensibilisation toog ci mbedd di wax ak nit ñi dem ci région yu ci nekk ñu toog ak gars yi wax ak ñoom toog ak chauffeur yi dem ci garage yi kooku yaakaar naa bu ñu ko doon def tey yëf yi dina wàññeeku mais mënut a doon wax kese
mënut a doon wax kese par exemple tey am na benn waay boo xam ne tey fu ma dëkk Fatick maa ngi fexe ba tout le temps panneau yu baax yu ma fi am yu ma ba ma jox ma fexe ba jël ci panneau yu baax yi envoyé ko fexe ba oto bu fa paan au lieu mu monté panneau bu baaxul ndax Fatick laa nekk te panneau bu baax nekku fi mais Moussa Diop daal dina fexe ba indi panneau yu baax yi nga xam ne moom lay monté Dakar mu fexe ba oto Fatick yi aussi di ko monté ku ñëw ba Fatick jógee Dakar ñëw ba Fatick boo amee problème panneau boo fa jaaree nga am panneau bu baax monté waat léegi mu mel ni màggal gi mi ngi ñëw donc dem ak dikk dañuy gis ne que ne ñu bëri ci chauffeur yi dañu utali dëkk wu sell wi Touba Mbacké est-ce que itam amul lenn loo xamante ne taxawal ngeen ko comme programme ngir askan wi gën a bàyyi xel ci pneu yi nga xam ne war nañ koo mën a def ci oto yi. programme yu ñu taxawal yépp mooy comme li ma la wax barke dem yoo rek Ndiaye am nañu benn conteneur pneu boo xam ne choix bi dañ ko def depuis bitim réew mu am nekk ay pneu yu adaptable ci oto yu fi daw fexe nañu ba tey vulgarisateur yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci kuréel boobu nañu fexe bokk ci nekk ñu woo la am lu ñu la ci sëdd pour nga dem togg ko sa place du doon rek pneu ba nga xamante ne da nga ko jëlee fu nekk commerçant bi mu nekk moo la ko jaay pour bëgg la jaay mais dafa nekk yoo xam ne ay techniciens ñoo fexe ba am ko ñoo ko choisir teg ko fexe ba tas ko ci mim réew ba ku ci nekk tey oto bu paane nga fexe ba mu jël ko ba kii. jërëjëf ñu di ko jaajëfal bu baax a baax moom Moussa Diop moom mooy njiit bu association des vulgarisateurs du Sénégal ñu doon wax ci njariñ li nga xam ne nag pneu yi daal nañ koy am lu mat a bàyyi xel la ndax itam ñoom ñooy tax li nga xam ne nag moom moo di ndaamar bi di tegu ci li nga xam ne moom moo di xal wi ñu ciy bàyyi xel bu baax a baax ngir moyu yenn ci ay jéye yoo xamante ni dañ koy faral di nemmeeku fii ci réew bu Sénégal ñu wax itam ci leneen loo xamante ni nag boobaak léegi mi ngi ci réew mi di Covid 19 ak tolluwaayam ci mim réew jàppale ne ni ki démb lu toll ci ñetti doomi aadama daal nañu toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot a dëddu fanweer ak juróom-ñett ci ay cas positif la ñu am ginnaaw bi nag ñaari junni ak juróom-ñaar téeméer ak fanweer ak benn ci ay test la ñu def fanweer ak benn ci ay cas communautaire ay doomi aadama yoo xamante ni am nañu Covid 19 te xam ñu rek fan la ñu ko jëlee ñeenti téeméer ak juróom ci aji tawat jàppale ne nag jamono yi nag bàyyeekoo nañ ca kër docteur wér nañu ba rek jotaat seen wàllu wér-gu-yaram bu baax a baax ñaar fukk ñoo nekk ci li nga xam ne nag moom moo di réanimation yi di ay cas grave yoo xamante ni waa kër docteur itam ñu ngi saytu seen wàllu wér-gu-yaram junni ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak benn ci ay doomi aadama nag ñoom ñoo génn àddina boobaak léegi nga xam ne mbas mi ngi fii ci réew bu Sénégal. mbas mi ngir daal di koy xeex xam ngeen ne nag ñenn ci askan wi ñu ngi wëy di gën a ñaax ñi nga xam ne nag ñoom ñoo fi yeewoo ngir ñu gën a fabu ci li nga xam ne moom moo di Covid 19 bokk na ci cadre républicain ak itam concertation bu Grand Yoff ñoom ñooñee nag ñooy wër ci ñenn foo xamante ni askan wu Sénégal ñu nga fay nekk ngir rek gën a bàyyi xel li nga xam ne nag moom moo di mbas mi Moussa Sané nag kenn la ci ki nga xam ne moom moo di coordonnateur bi dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Alhassane Ba ak Amadou Ba. ñu daal di ànd ci benn cadre boo xamante ni dañoo ne dañuy xàccendoo di dóorandoo loolu waral tey moo nekk suñu première sortie ñu ne nañu ko jagleel le marché de Grand Yoff marché bi nag tey gis ngeen ko ñoo ko gisandoo ñëpp génn nañu les délégués du marché ci secteur bu nekk ñëpp a ngi fii toog ànd ak ñun ñuy waxtaan naka la ñuy àndee ensemble pour mën a conquérir en tout cas ces élections à venir. ma si kaw loolu nag ñu tey ñu ñëw def ay distribution de masques ak sensibilisation sur le Covid di wax nit ñi nañu dem vacciner wu ji parce que feebar bi mi ngi fii nañuy takk suñu masque di en tout cas respecter les mesures barrières yi nga xam ni médecins yi ñu ngi ñu koy jagle ñu ngi ñu koy digal dinañu lancer ay jeunes yoo xamante ni dinañu wàcc ci terrain bi dem sensibiliser les populations continuer di joxe ay masques parce que loolu ñu ngi ko doon def mais de façon individuelle Mora day jaar na le di ko def El Karim di jaar na le man may jaar na le Ablaye Diop jaar na le mais tey dañoo ne on va regrouper les forces pour vraiment ñu mën a porter le combat ensemble. Fibril pharmaceutique bi di Médis xam ngeen ne nag ñaari at mi ngi nii ñu daal di koy tëj ci jamono yi nga xam ne Covid 19 mi ngi fii ci réew bu Sénégal donte gouvernement bi wala boog ki nga xam ne moom moo jiite réew mi di président Macky Sall joxe na dogal ci jëriñ ji nga xam ne nag moom la ñu dénk wàllu biir réew moom la ñu dénk wàllu wér-gu-yaram moom Abdoulaye Diouf Sarr ñu daal di ñoqaliwaat woowule kër waaye mu mel ni boobaak léegi dara ba tax itam ñu cay yëngu joxoñ nañ baaraamu tuuma la ñuy sàkku moom moo di nag ñi nga xam ne jamono yi nag liggéey yu nekk en chômage ñu daal di wëyal li nga xam ne moom moo di seen ak liggéey Chérif Dia ak Asmalik Diop def nañ ci ab gëstu wu yaa ñu seetaan.
Médis xewoon na fi nekk ab industrie pharmaceutique bu siiw am doole wante ñaar fukki weer a ngi nii daanaka mu sëngeem kenn xàmmeetu ko barab bi tilim lool machine yi di waaj a yàqu personnel bi jaaxle fii si ndax yi ñoo ko def dëkkuwaay. depuis 2019 ba léegi kër gi moo ngi nekk si état boo xamante ni moo ngi gën di bon parce que sol yi ñoo ngi commencé di dégrader mais machine bi ñu am yow mënoo am ay machines yu bees tax tout est électronique nga koy bàyyi di ko toog un certain durée ba machine yi liggéeyuñu bay dégradé wu. moonte day ñeent fukki at ak juróom-ñett ci ginnaaw président Léopold Senghor moo ko inauguré woon ca jamono jooju entreprise bi Sipowa la tudd ñu samp ko mu nekk ci kilomètre 16 route de Rufisque diggante bi nag lu bari xew fii mu am fi tur yu bari. industrie pharmaceutique boo xamante ni ñoo ngi ko créé depuis en 1973 par notre défunt président Senghor. peut-être ndogal bi moo ñëw dal si ni kaw te li mu dalee si ni kaw moom mooy gestion bi fi nekkoon moo baaxul woon. Médis société la bu Sénégal daan ndamoo ndax lim fiy defar ci ay produits bari nañ ëpp nañ ñaar téeméer te dara jugu fi bitim réew. Sanofi avant muy dem am na benn ligne de production boo xamante ni bu bees tàq boo xamante ni bàyyi na ko fi Médis ba mu ñëwee am aussi tamit benn ligne de production boo xamante ni bu yokk ay capacité am boo xamante ni mun na defar plus de 2 millions de comprimés. mais bi nga xam ne day defar forme sèche di defar liquide buvable di defar injection benn bii la fi muy Médis Sénégal. jafe-jafe yi mi ngi tàmbali ci atum 2019 bi ko Sanofi jaayee ay tunisien di waa Médis du toll ci ñetti téeméer ak juróom fukki liggéeykat ñu yóbbu leen chômage technique ñu am ciy jafe-jafe ba am ñu ci gaañu buñ sukkandikoo ci délégué personnel yi. benn weer sans salaire 1 mois sans salaire metti na si njaboot waxatuma la ak 19 mois sans salaire alors que la population aussi souffre famille yëpp tas na la ñuy wax ñii seen i jàngu doom yàqu na ñii génne nañ leen seen i luyaas ñii seen i jabar feebar na seen i yaay seen i papa amuñu lu ñu leen fajee tey fan la blocage am. moonte barab bi lu mu doy waar am na fi lu mën a dimbale Sénégal yi muy ay millions yi garab yu mën a faj jàngoro yu bari ba ci sax mbas mi. magasin bi am na ay garab yoo xam man sañ naa ko tudd ay phénobarbital moo ngi ci biir magasin yi paracétamol moo ngi ci biir magasin yi doliprane moo ngi ci biir magasin bi ay sirop moo ngi ci biir magasin bi parce que forme de cas grave yi ñuy wax actuellement nii Médis am na ay garab boo xamante ni anticoagulant la ñu koy wax Enoxa te garab yooyu ñi nga xam dañoo am de forme grave dañ ko soxla te dañ koy jël. magasin bi nga gis suñu ginnaaw nii lu mel ni paracétamol lu mel ni terpine lu mel ni flagyl lu mel ni paragorique lu mel ni aspirine lu mel ni Nivaquine yi nga xamante ne duñ ko liggéey Nivaquine bi nga xam moom la ñu wax moom mooy faj Covid bi forme ñu koy liggéey lépp a ngi fi. Médis ñi ngi ko tëj ba léegi moonte day président Macky Sall lu bëri yoon wax nañu tijjiwaat ko ba daal di sax diggee enveloppe bu juróomi milliards wante boobu ba léegi furaas daal di xëndeel liggéeykat yi joxoñ ci baaraamu tuuma ay lobby pharmaceutique yu bëggul mu ubbi ndax arrangé wu leen ci ndimbalu waa ministère de la santé. nit ñi ñooñu dafa mel ni loolu moo leen gënal ñi ngi profité nag lu leen ñi ngi koy def pour naj usine bi mu bañ a ubbi mais usine bi incha allah ñi ngi def appel président de la république te mën nañoo wax ni fi mu toll nii ñi ngi jaay nit ñi loo xam ne dara baaxu si bari na fi. mbir mi lobby la lobby pharmaceutique actuellement nii am na ay industrie yoo xamante ne ay pharmaciens ñoo ko moom. diggante Abdoulaye Diouf Sarr ak Abdoulaye Daouda Diallo fa la dossier Médis toll fi mu toll nii. liggéeykat yi nag kon ñu ngi toog di déglu président Macky Sall mi nga xamante ni àllarba bi passé ci conseil des ministres bi mujj waxaat nañu daal di relancer lii di Médis wante ñoom bëgguñ rek mu yam ci wax jëf moo ci des su ko defee Sénégal mën a am li naan indépendance ci wàllu pharmacie. jërëjëf Chérif Dia ci gëstu yaatu woowee nga xam ne nag jagleel nga ko mbokk téléspectateurs yi ñu jóge fii wutali fa nga xam ne moom moo di ca diwaan bu Ndar Géej àddu itam ci leneen mu ñeel làngu ko politique bi ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ci yëngu amal ab ndaje ngir gën a ñaax ñi nga xam ne nag ñoom ñuy yëngu ci wàllu napp ngir ñu mën a des fii ci réew bu Sénégal xam ngeen ne jamono yi nag ñuy wutali tugal di ko jaarale ci gaalalu looco yi bés bu yàlla sàkk muy gën di bari am itam ay doomi aadama yoo xamante ni nag dañu ci ñàkk seen bakken kàddu yi ni mel ñu ko biral ginnaaw ab assemblée générale boo xamante ni ñu ngi ko doon amala ca goxu Mbàcc Ousseynou Diop Habib Seck ci reportage. ndaw yi nañuy jëlee gaal yi di dem ci tugal di faatu wala boog ñuy am ay jafe-jafe responsable politique yi nekk ci APR ne ci diwaan Ndar Géej àndoon ci ñoom nag ñu ngi woon ca goxu Mbàcc foofee la ñu amalee ndaje bu ni mel. góorgóorlu leen
bu leen demati ci bateau yi baaxul bu ngeen demee kenn du leen jël bu ngeen demee foofu coono ngeen fay am dama ni Europe ku fa dem waa Europe sax ñun ñoo leen gën nekk à l'aise ñun nii ñuy dundee ni di jàppalante foo dugg lekk foo dugg naan amul Europe. ñoom li leen gën a naqari mooy jafe-jafe yi ñuy am ci yoon bi. déjà bala ngay waxuma sax yegg Europe mais déjà xool leen danger bi nekk ci yoon xool loolu maa ngi leen di conseillé waat yéen samay rak yéen samay jarbaat bu leen demati ci gaal yi. ci seeni kàddu jafe-jafe yi doon am ci bël bi moo taxoon xale yu bari bëgg dem ci tugal ñu ni loolu dina jeex ndaxte tàmbali nañu liggéeyu bël bi. bël bi ñu baliser ko gratter ko bu baax a baax defee nit ñi mën a jàll. kon nag ñun mag yi ñun ñoo ko dellu yoon la njukkal ñun waa Langue de Barbarie na leen jóg taxaw jàppale Macky Sall jàppale Mansour Faye bi mu fi teg. ndaje bii waaye politique yi daan nañu ñaax xale yi ñu mën a toog ci réew mi ngir mën ko liggéey. Ousseynou ñu desandi ba tey ci làngug politique bi soxnay alternance générationnelle nag jot na ñoom ñi leen bootu ci li nga xam ne moom moo di coalition bi de di Yewwi Askan Wi jamono yi nag fas yéene ni ñoo dëkkmal dem yenn ci ay gox-goxaan daal di gën a ñaax askan wi ndax itam xam ngeen ne élection locale yi daal nañ ci jubu ñoom ñooñu nag lañ ca jublu bokk na ci gën leen a xiirtal ñu gën a xam li nga xam ne moom moo di seen ak wareef ci yooyu les élections ñu teewlu ki nga xam ne moom moo di responsable national bi ju femme agi jot na Kumba Fall lay wuyoo àdduna ci suñu ay micro ndaw. lii nga xamante ni moo ñu tax a jóg waxtaan ak jigéenu agi jot na yi responsable yi nekk ci département yi ci communal yi comme ñoo ngi dëgmal ay élections locales ku ci nekk war a taxaw représenter foofu suñu parti. am nañu ay ndaw ci département yëpp ci région yëpp ci communal yëpp am nañ fa ay ndaw yi nga xam ne ay responsable lañu taxawal seen gox taxawal fa seen parti war a nag jongante ci élection yi indi nag changement bu rëy ci local yi. am coalition boo xam ne ci la ñu bokk muy coalition wu Yewwi Askan Wi. mbokk yi sànq maa ngi leen ko doon wax bu ñu junj door yi la jotaayu xibaar waxoon naa leen ne daañu leen xamleek fi ñu dippee Diorga Montagne xam ngeen ne ca diwaan bu Tëngéej la nekk quartier boobee itam ñu ngi ko taxawal ca atum l'an 2000 ba suñu jon yàllaay tey waaye mel ni askan wa nga xam ne ñoom ñoo fa yeewa bés bu yàlla sàkk di gën di bari waaye teewul ñu ngay wëy ak i jafe-jafe bokk na ci wàllu assainissement ak itam ñàkkum ndox woo xamante ni jamono yi li ñu xamle moom moo di lot nañ di dund ak mbir mu ni mel ba tax itam suñu ay ndaw dem nañ fa def fa ab gëstu yaa Ibou Diouf Thierno Laurent Mendy. bu taxawee ci boppu koñ bi mënees nga bañ a xam ci jafe-jafe yi askan wi nekk wante boo doxantoo tuuti ci biir ñu commencé la wax li ñuy dund bokk na ci loole jafe-jafe assainissement ñàkkum ndox ba tax na askan wi yeneen pexe sax la ñuy nas. sonn nañu plus de 20 ans ñu ngi fi sonn nañu dañuy root guddi dañuy root bëccëg léegi sax teen bi day am ñoo xam ne guddi la ñuy root am ñoo xam ne bëccëg la ñuy root mu metti si ñun lool nag ñu soxla courant mënuñu ko am ñu soxla ndox mënuñu ko am. ñu ne nag dund ci quartier bi ñuy duppee Diorga Montagne nekk ci Rufisque Nord ñu ne askan wi moom ñu ngi soxla ñu jàppale leen ndaxte jamono ji moom soxla nañu ku leen jàppale. ndax man mii di wax ak yéen 2009 laa fi toxu si te am na ñu ma fi fekk depuis lors ndox mi dañ daan dox lu sori di rooti ji sax ndoxu teen mais métit beeg coono bi moo waral sam borom kër def fi teen bii nii te xam nga teen bi mënuñ ko naan mais nag moo ñuy aidé ndax ci la ñuy raxas di ci bàcc di ci def jaboot mënul ñàkk ndox. jigéen ñi dañuy ëmb ba 10 nekk ci teen bi di baak di root am na koo xam ne barki démb fii la amee doom ci taatu teen bi te loolu yëpp nag dafa metti bu weesoo nag ñàkkum ndox mi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ca gox bii di Diorga Montagne lu aju ci wàllu assainissement moom nee nañ péage bi jural na leen ko. seen borom taxu nañu am na si yoo xam ni seen kër yi seen lal ak seen armoire dañoo teg la ay briques waaw pour mën sa dëkk xam nga loolu coono la. ba si kanam yàlla waaw ñu ngi jooytu nguur gi nag di jooytu état bi waaw. Diorga Montagne bokk ci quartier yi nga xamante ni jamono ji boo fa demee rek yaa ngi gis ay dëkkuwaay yuy jóg fii ci Rufisque Nord moom soxla nañu ku leen jàppale ci wàllu assainissement wàllu ndox mu sell ak itam fexe ba li nga xam ne mooy éclairage public mën a am ci diwaan bi jamono ji waa Diorga Montagne lool rek la ñu sàkku ci askan
ñeneen itam ñuy sàkku Ibou Diouf bokk na ñay yeewoo ca diwaan bu Kaolack lawatina Lindiane ñoom itam ngir rek ñu gis ndox jafe-jafe la bés bu yàlla sàkk itam lu tollook ay camion citerne ñoom ñoo fay ñëw daal di leen di jaay ndox mi ci njëkk loo xamante ni jéggi na dayoo ñoom itam bëgg nañ bu baax a baax koo xamante ni dina leen jàppale bu ñu sukkandikoo ci coordonnateur départemental bu Benno Bokk Yaakaar wi nga xam ne nag bés bu yàlla sàkk bokk na ci li mu leen di jàppale ngir askan wi mën a am ak ndox Pape Mbaye Diaw Fally Gueye ci reportage. askan way yeewoo ci Lindiane ñoom ndox la ñuy sàkku ci seen dëkk bopp ndaxte usine Sonacos bi nga xamante ni moo leen daan may ndox jamono ji ci ay jafe-jafe la nekk ngir indi ndox mi waa ji nga xamante ni nag moom ci association bi doon xeex ngir ndox mi ñëw ca dëkk ba dinu xamal jafe-jafe yi nga xamante ni moom la leen njàkkum ndox mi indil. boo demee ci dëkk gi nar ci biir àll bi da ngay fekk ay robinet ji xel ci biir kër yi ñun loolu mënuñ koo am ndax ku xam tey suñu jigéen ñi xam ne amatuñ benn liggéey lu dul ut ndox 4 heures du matin minuit ñu ngi ci robinet léeg-léeg sax borom kër yi ñooy jóg jël seen ampoule di leen gunge parce que dañu ragal ñu dajale lu leen ci jag ñu jommi xam ne loolu lu métti la. ñoom nag pour ñu am ndox ay citerne la ñuy jënd te citerne yooyu mi ngi leen di dikk juróom-ñaari junni ci bis bu nekk. coordonnateur départemental de la coalition Benno Bokk Yaakaar daal di ñëw ngir jàppale leen ci njëndum ndox moom. jamono boobu muy jël pour déchet bi pare ñu war a fexe ba Lindiane bu mu am benn problème. wax nañu ne dañuy wut ay citerne ndox di ko indi fii di ko dimbalee population bi pour ñu am jàmm loolu moom maa ngi wax ne mën nañ cee uutu suñ kilifa yi doon nañ faral di jënd 30 000 par jour ci ndox bu mu leen joxee 3 millions balaa jeex ndox mi rek. askan way yeewoo ca Lindiane nag gannaaw ba nga xamante ni ñoom nee nañ fëgg nañ bunt yëpp ministre bi nga xamante ni moo yor wàllum ndox mi daal dinay dalal seen xel te ñoom jàpp nañ ne fii ak ay fan yu néew xanaa liggéey boobu dinañ ko tàmbali. Medina Zac diwaan bu Tëngéej itam foofee ñetti ci ay entreprise yoo xamante ni taxawal nañu ko tax na dem ak dikk ci wàllu ndox itam day tàggatémbe askan wi di dund ci aw guut jamono yi nag ñuy sàkku ak wàllu Awa Faye kenn la ci ñoo xamante ni nag ñoo nga dëkkee ca boobule quartier àdduna jëmale ci micro Ahmadou Bamba Samb. ndox mi sonal nañu li xew ci réew mi rek xew ci àdduna bi yëpp ñun ñi moo xew ci ñun ñi ndox mi sonal nañu torop kenn amul fooy jaar mënuñoo dem mënuñoo dikk gis nga fee canal ga fële ñu daal di koy baare ca wetu Auchan ba ndox amul mënul jàll dara mënul jàll te ndox moom bu jàlloon def nii rek versé wu ci yoon APIX bi ñu nekk suñu jàmm fi mu nekk ni ndox yi taaju dañu ñu ngi si nawet bi yoo yaa ngi ñuy rey mbott yi bu guddee ngook kenn du nelaw dimbalal leen ñu monsieur le président de la république ñu ngi leen di ñaan ngeen di defal ñu suñu canalisation fii ndox mi jàll ñu am suñu jàmm ndax Auchan bi sonal nañu ba baare nañu affaire bi station bi ba wa Zalikan ñu ne dënn waaye le grand kenn amul foo jàll suñu oto yi mënul dugg ñun daal sonn nañu ñu ngi ñaan nag plan Orsec bii ñuy wax ci àdduna bi yëpp ñun soxla nañ ko ndax sonn nañu. mbokk yi ñu fàttali leen tuuti li nga xam ne moom moo di palais bu Yang-Yang foofee itam xam ngeen ne ñu ngi ko sanc ci atum 1899 ka defoon li ni mel nag di rek buur bu mujj wa nga xam ne nag moom moo fa nekkoon buur Jolof di Buuna Njaay foofee itam yenn ci ay jumtuwaay yoo xamante ni buur ya ñu ngi ko daan jëfandikoo ba tey mi ngi ci bile bâtiment waaye itam li nga xam ne moom moo di màggetaay bi tax na askan wi daal di addu suñu ay ndaw Mamadou Moustapha Ndiaye ak Sidi Thiam ci caméra bi def nañ ab gëstu ñu seetaan. mu féete ci bët gànnaaru Linguère Yang-Yang moo nekkoon capital bu mujj bu royaume du Jolof bari na ay kilifa yoo xam ne taarix jàpp na seen tur yoo xam ne jaar nañ fa. indi d'abord Thieng parce que capital bi Thieng la woon ñu jëlee ko Thieng yóbbu ko Warxoox biñ ko jëlee Warxoox nag lañ ko indi fii mboolem dëkk bu nekk ci réew mi ci Sénégal bàyyi woon nga leen xel parce que fii lañ doon fay see galak nag moo doon impôt ci jamono yooyu dund suuf boo fi gisee xoroma ko lal parce que gànjool xorom lañu daan andi Siin ak Saalum suuf la ñu doon andi Kajoor suuf la doon andi. palais bi Buuna Njaay moo ko tabaxoon ci atum 1899 defoon ko dëkkuwaayam
bari na fa ay kàggu ak i matériel yoo xam ne nii buur yi dañ ko daan jëfandikoo. teraanga yi moo doon ku fi mas a dikk rek gis nga fi loo nga xam ni nekkul woon yow ci sa gox te ñi ko fi defoon aussi dañoo xamoon ni ñoom dañoo doon Sénégal muy dàll yam daan sol muy kaala gam daan gàll ci loosam nga ko ndey seeni bu daan jox buy génn muy li nga xam ne mooy fetalu mëqadum bi nga xam ne moom la daan yor te bu ko masaani jël du ko xool da daan yëkkat loxoom rek jox gannaaw mu takki ay jaajam ba noppi boole ak gàllaaj yi nga xam ni mbooleem dëkk yi nga xam ne ñi ngi ci àdduna bi te amoon xam-xam te daan bind ay gàllaaj bokkoon nañ ci muy tobbi jóob bi ngay dégg ci Louga si dig tobbi kundug njare ñaari béjji ni kàngaar la yooyu yëpp ay ñaan la yoo nga xamante ni tey ñu ngi ci biir palais bii nga xam ni teg na ko fi te moo doon laxwaayam. taax mi nag bokk ci site yi nga xam ne UNESCO dafa classé patrimoine mondial ci jamono ji ci situation bu doy waar la nekk. taa bi ñu fekkee palais bi xaw nañu naqari ndax nit ñi dañu war a di sawar di ñëw yang-yang defar yoon bi réhabilité ko ba def ko musée nit ñi mën a ñëw di ko visiter mu mën a suqali dëkk bi nekk site touristique. àdduna fu nit mën a nekk mën fee ñëw war a ñëw yang-yang lancé waat appel ministre bi rek ak même le président mu gestu yang-yang rawatina li fi nekk yëpp dañ ko war a réhabilité ndax jaar nañ ci structure yu bari yoo xam ne dañ ci war a tegaat seen loxo gën ko defaraat daal. waxtaan wi nga xam ne moo boole jullit ak ñii di chrétien yi mën nañ la fi la dooree ndax Bouna Albouri Ndiaye dalaloon na fi kii di Jalabert nekkoon archevêque bu Dakar. jërëjëf Mamadou Moustapha Ndiaye ñu sant ko gërëm ko mbokk yéen itam naka noonu ñu jaare fi daal di buural wi la jotaayu xibaar dig daje ak rédaction bu télévision Futurs Médias ngoon incha allah dinaa fi teewaat jukki leen xibaar yi ci kàllaa mooy Kocc lu ba loolee itam des leen di wéy ak programme TFM jaa ngeen jëf mbokk yi ñu yendu jàmm.